asalaamaaleykum mbokki auditeurs yi mbokki auditrices yi ñu nu baaxoo di ko defee rek ayu bés bu jot si waxtu wi dellu seeti nanu fatas yéene ànd ak yéen si seen émission société ki leen koy defar di seen xarit Chérif El Walid feggoo xaritam doomu ndeyam maam Alassane Fall tey nag noo am ay invité yu am solo si biir studio bi bokk na si sëñ Baye Ousmane Sow bokk na si soxna Fatima Ndiaye waaye bokk na si aussi soxna Fatoulaye Samb société tey fas yéene waxtaanee thème bu am solo mooy njàng ak yar ba bokk yar ak njàng bu nu duggee si biir émission bi di ngeen xam bu si jiitu moromam incha allah mbokki auditeurs yi mbokki auditrices yi ñu leen di fàttali rek ni yéen a ngi si Cap Sénégal Natangué la convergence alternative pour la prospérité Sénégal Natangué bi président Abdoulaye Fall jiite si partenariat mu lëkkaloog sunu Kër FM di la première radio panafricaine di émettre depuis Los Angeles kon nag egg si nañu ak yéen si seen émission société mbokk yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm di rafetlu seen teewaay di ngeen nuy bàyyi xel di nu may nopp ndax safoo gu ngeen safoo seen émission société waaye bala may def dara nag damay jox sunu gan yi nu nuyoo rek nu daal di xuus si émission bi. sëñ Baye Ousmane Sow nuyu naa la ana nan ngay nuyoo sunu auditeurs yi ñuy déglu si waxtu wi sëñ Baye. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Cap Sénégal Natangué ñoo ngi leen di ziar di leen nuyu di leen balox di leen balaq di nuyu auditeurs suñu Kër FM Natangué di nuyu ñëpp di dégg jël nuyu yi nag di ko teg ci loxo suñu président Abdoulaye Fall. di ziar suñu présentateur bi di Chérif El Walid ak suñu nattango Nogoy Thiam ak Fatima Sarr ñoo leen di ziar di ñaan yàlla jàmm di ñaan yàlla defal jàmm yàlla defal tawfiq ak taysir yàlla may ñu wax fi li nga xam dañ koy jëriñoo bi jaahi Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jërë ngeen jëf jazakumullahu xayran. jërëjëf sëñ Baye Ousmane nuyoo bi rafet na. waaye damay gëstu rek jàkkaarloog soxna Fatoulaye Samb soxna Fatoulaye Samb auditeurs yaa ngi ñuy déglu si waxtu wi loo leen di nuyoo. waaw di waxte asalaamualeykum bismillahi rahmaani rahim auzu billahi mina sheytaani rajim ginnaaw ba mu sante yàlla julli ci Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam sangi maa ngi lay nuyu bu baax Cheikh Al Walid maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar macha allah di kontaan. maa ngi nuyu aussi ñi ma bokkal plateau bi sama naataango yooyu di Serigne Ousmane Sow ak soxna Fatima maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar di kontaan ci invitation bi ci suñu Kër FM di au passage di nuyu waale waa Cap Sénégal Natangué yépp di nuyu aussi suñu fidèle auditeurs yi ak suñu fidèle auditrices yi. di ñaan yàlla lépp lu fi génn yàlla na doon njariñ bismillah. jërëjëf soxna Fatoulaye waaw soxna Fatima Ndiaye nan ngay nuyoo sunu mbokki auditeurs yi ñuy déglu si waxtu wi soxna Fatima Ndiaye kàddu gaa ngoog. bismillahi rahmaani rahim auzu billahi mina sheytaani rajim asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu auditrice sunu Kër FM yëpp di leen ziar bu wér di nuyu ñu ma bokkal plateau bi tonton Ousmane nuyu naa la ziar la di nuyu Fatoulaye di ko ziar bu wér di jaajëfal bu baax Chérif yow mi ma jox occasion bi ma yegg ci sunu Kër FM di ñaan yàlla lépp lu ñu fi wax rek mu doon wax juy jëriñ askan bi wërul wax juy jëriñ waa kër gi yëpp panelu Sénégal Natangué yëpp bismillah. jërëjëf soxna Fatima rafet na ma fàttali leen rek ni yéen a ngi si Cap Sénégal Natangué la convergence alternative pour la prospérité Sénégal Natangué bi président Abdoulaye Fall jiite muy un parti en construction di yëngatu si lépp loo xam ni day jëmale doomu aadama kanam waaye lépp luy jëmale Sénégal kanam waaye sax nag luy jëmee sunu continent Afrique sa kanam dina yëngatu si càmm gi
mbay mi napp gi dina yëngatu ci santé faju wér-wérle dina yëngatu ci éducation jàngale sàkku xam-xam waaye it joxe xam-xam dina yëngatu aussi ci justice jubal jubbanti moom nag di Cap Sénégal Natangué ci partenariat mu lëkkaloog sunu kër FM di la première radio panafricaine di émettre depuis Los Angeles yéen a ngi ci seen émission société thème bi ñuy waxtaanee tey nag di jàng ak yar wala bokk yar ak njàng digoon naa leen ni leen bu nu demee ba ci biir émission bi di ngeen xam bu ci jiitu moromam waaye nag foofu laay wëlbatikoo rek jàkkaarloog sëñ Baye Ousmane Sow sëñ Baye Ousmane li ma lay laaj mooy xale bi fan la war a toll ci at pour nu war koo commencer di yar ci biir kër gi mooy question bu njëkk bi ma toftal ci benn rek waaw yar mooy jiitu njàng wala njàng mooy jiitu yar ci nit ki xam naa ni nag ñun ci sunu xalaat bu gàtt dañ naan rek nit ki balay mën a jàng yaru noonu la demeem déet sëñ Baye Ousmane kàddu gaa ngoog billahi samiil aliim mina shaytaani rajiim rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu maa ngi nuyu waat di nuyu sama naataangoo yi muy Fatima Ndiaye ak mooy Fatima Ndiaye Chérif Al Walid Fatou Wadalaay macha allah di leen nuyuwaat di leen jaajëfal waaw yaa Chérif maanaam yar moom mu ngi tàmbale ca ndey ja nga koy tàmbale tànnal ko waajur bu jigéen soo ko tànnale waajur bu jigéen tànnal doomam waajur wu góor nga xam ne ñu ngi daje ci gëm yàlla ba ci ragal yàlla ga ci jikko yu baax ya ñu meññi ab meññeef ñu tudde ko doomu aadama yar baa ngi tàmbale ca tur wuñ koy tudde suñ ko tuddee tur wu rafet yar wa tàmbali na ñu koy saytu ñu koy xool ñu koy defar dëkk jubbanti bi mu xàmmee leen ñu tàmbali ko woon luy rafet dox ci loola bi mu xàmmee lan mooy jàppal ak bayil waaw loolu lépp njàngal ko bi mu àgg ci juróom-ñaari at mu tàmbalee xàmme kooku yar bi tàmbali na bu yàgg njàng soog a dugg waaw foofu la ñuy tuggalee ak njàng kon donc yar bi mooy jiitu njàng mi. jërëjëf sëñ Baye Ousmane yar mooy jiitu ci xale bi njàng soog a yegsi sëñ Baye Ousmane wax na leen yar bi fan lay tàmbalee ak naka lañ koy sababloo defe naa ni leer na nañ kon nag jërëjëf sëñ Baye Ousmane waaw soxna Fatima sëñ Baye Ousmane egg na ba ci xale bi am na juróom-ñaari at xale bi am juróom-ñaari at ci kër gi demagul xëy na sa daara ca demagul sa l'école ba waaw soxna Fatima foofu nan lañu war a saytoo yaram nan lañu war a taxawee ci yaram ba li nu yaakaar ëllëg ci xale bi nekk ci moom soxna Fatima Ndiaye kàddu gaangoog. asalaamaaleykum wa rahmatullah ma nuyoo waat di nuyu sama naataango yi Fatou Laye ak tonton Ousmane bu baax di rafetlu li tonton Ousmane wax waa yar ca meññeef bala wax nga dëgg ba yegsi ci âge 7 ans bi 7 ans bi xale bi léegi xam na lu bari xàmmee na foofu ni nga bëgg mu mel
yow yaa koy melle yow yaay waajur bi yaa koy wax li baax li bon mu koy moytu yaa koy wax bu dee si diineem yaa ko ciy xiir léegi xale yi bien avant 7 ans sax dugg nañu alxuraan ñoo nga fay jàng mais éducation de base bi ci kër gi la ci ñaari waajur yi ni xale bi di waxee dañ ko war a saytu ni xale bi di doxalee dañ ko war a saytu foofu lépp lu yàqu rek peut-être foofu lay baaxee walla foofu lay yàqu foofu responsabilité yi ci parents yi la ñoom ñooy bàyyi xel bu baax léegi ci xale bi di ko xool di ko nemmeeku di xool li muy def ak li mu dul def ni muy waxee yooyu yëpp. jërëjëf soxna Fatima Ndiaye defe naa ni wax ji leer na te am na solo te fekki na li sëñ Baye Ousmane doon wax soxna Fatou Laye waaw yow xale bi am na juróom-ñaari at dégg nga fi sëñ Baye Ousmane jaar dégg nga fi soxna Fatima jaar waaye yow yaa ngi xale bi am juróom-ñaari at si biir kër gi soxna si yow ban taxawaay nga si am ngir yar bi nu soxla si xale bi nga commencé koo def si moom soxna Fatou Laye yaa ngoog si kër gi xale baa ngoog si kër gi lan mooy doon sa taxawaay. Cheikh Alwali di la ziyaaraat rek di la ziyaaraat bu baax a baax di kontaanaat bu baax di ziyaaraat aussi sama naataango yi ma bokkal plateau bi di soxna Fatima ak Seydina Ousmane maa ngi leen di ziyaaraat Cheikh Alwali di la ñaan rek di revenir tuuti rek ci première question bi nga posé woon na Serigne Ousmane muy éducation bi nga xamante ni xale bi war na ko commencé am may wax ne éducation de base xale bi mi ngi koy commencé ci biir kër gi déjà bu gimmee rek lañ ko war a commencé di yaayam parents yi surtout bàjjen nga xamante ni ci suñu aada moo doon ëpp li muy jubbanti xale bi ci biir kër gi ci tooginam ci waxinam ba ci autour du bol maanaam booy lekk dangay xool sa kanam nga jàpp sa loxo càmmoñ bi ci bool bi loolu yëpp dañ ñu ko daan enseigner ba pare parents yi aussi di xool ñu xale bi buy génn déjà à 3 ans rek da ngay gis muy génn des fois nga koy xool di ko surveiller daal ba pare ma revenir tamit ci question boobu nga xam ne xale bu am 7 ans may wax ni xale bi avant 7 ans rek commencé na gimmi avant 7 ans rek xam na lu bari parce que à partir de 3 ans ci préscolaire yi rek laay commencé yaa ngi ci biir kër gi mais xale bi day fore école di indi aussi day fore foofu di indi doote éducation école am na éducation ci biir kër gi déjà ñun ci biir kër gi mais xale bi 3 ans rek war nga ko xamal lu baax ak lu bon mu koy gimmee di ko gimmee ba 7 ans yooyu nga wax à partir de 7 ans nag ci la yar bi di xaw a sévère tuuti nga xamante ni lépp lu mu def rek nga ne ko waxoon naa la lii baaxul répétition lay doon lépp loo koy waxaat rek di ko yaraate répétition lay doon xale bu am 7 ans ci jamono ji ñu toll da ngay seetlu xale yi rek ñu précoce rek ku ci am 7 ans da ngay yaakaar ni am na 10 ans ou plus donc à partir de 3 ans man rek war nga commencer wax xale bi lii moo baax lii baaxul lii nga war a def lii waroo ko def ba nga xamante ni rek loolu day nekk ci bopp bi ba bu demee ba ay 7 ans yooyu déjà nga xamante ni loolu yëpp enregistré na ko waaw nga ko naan li ma la doon wax yëpp répétition lay doon waaw maintenant je trouve que ni à partir de 3 ans rek xale bi war na commencer Cheikh Alwali di la ziyaara ba ci kanam. jërëjëf soxna Fatou Laye wax ji wax dëgg yàlla leer na te neex naa dégg te njàngale génn na si ma leen di fàttali rek ni yéen a ngi si Cap Sénégal Natangué la convergence alternative pour la prospérité Sénégal Natangué bi président Abdoulaye Fall jiite si partenariat mu lëkkaloog sunu kër FM la première radio panafricaine di émettre depuis Los Angeles yéen a ngi si seen émission société nuy waxtaanee tey yar ak njàng ak yar. kon nag damay dellu rek si sëñ Baye Ousmane xale ba am na juróom-ñaari at ndaxam nag yenn saa yi sax lu ko jiitu mu egg sa daara ji waaye am na juróom-ñaari at egg si na si daara ji waaw gone googu am juróom-ñaari at ba lu ko yées nu indi ko si daara ji bu ñëwee jàng si daara ji si wàllu yar
xanaa sëriñu daara ba mu fay fekk ustaas ba mu fay fekk xanaa am na taxawaay bu mu war a am si yaram sëñ Baye Ousmane nag foofu la nu bëgg nga dugal nu fa kàddu gaa ngoog ñi ngi lay déglu. waa kay Chérif waaw foofu nag moom léegi nag xam-xam day dal di taxaw nag léegi ki koy xamal nag moom day am comportement bu war comporté wu day doon éducateur bi nga xam ne mën naa muñ day yaatu alors yaatal xelu xale bi nam ko ba mu ñëw ci waxinam ci comportement am ak ni mu koy dalale macha allah. jërëjëf sëñ Baye Ousmane xale bi am na juróom-ñaari at egsi na sa daara ci ñu daara ba ko yore di ko jàngal moom it am na taxawaay bu mu am si yaram si yaru xale bi sëñ Baye Ousmane defe naa wax nga nu ko waaye soxna Fatima Ndiaye li ma lay laaj mooy xale bi nga xam ni jaar na daara ñëw sa l'école ba français ba ma tax di wax ak xale bi nga xam ni jaarul daara ñëw sa l'école ba bu ñu ñëwee ñoom ñaar ndax seen comportement seen melokaan dina wute loolu mooy première question bi ma lay posé deuxième question bi ma lay posé mooy ki nga xam ne aussi mooy ka koy jàngal sa l'école français ba ndax moom it am na taxawaay boo xam ni war na ko si digganteem xale bi si wàllu yaram foofu it nag bëgg naa nga dugal ma fa soxna Fatima Ndiaye kàddu gaa ngoog. asalaamaaleykum wa rahmatulah ma nuyoowaat waaw Chérif Alwalid dégg naa sa question première question bi nee nga xale ba jóge daara ak xale ba deful daara ndax seen comportement dina yem seen comportement du yem xale ba jóge daara mën na gën a dal ndax am na fu mu jaar daara day yar xale boobu mën na gën a dal par rapport ak xale bi deful daara xale ba jóge daara niveau de compréhension mooy gën a gaaw ka xale bi deful daara muy première question donc comportement yi day différer xale bi jóge daara mën na gën a dal gën a attentif di dégg parce que daara déjà am na lu mu fa jëlee yar bu mu fa jëlee que par rapport ak beneen xale bi ndeni comportement bi enseignant bi war a am envers l'enfant foofu tamit dafa fondamental l'enseignant xale bi da koy xool di recopier ci moom mu doon modèle am donc l'enseignant war na am des comportements yoo xamante ni day doon bénéfice xale bi sa façon de faire sa façon de parler sa façon de définir les choses même sa façon de s'habiller dafa am importance ci xale bi parce que xale bi toujours mi ngi koy jàng booy jàngale xale bi pour mu déglu la yow la naan jàkk ni mu la naan jàkkee noonu mi ngi lay jàng loolu mu lay jàngee da ci am lu mu ciy tiire donc comportement enseignant bi dafa fondamental ci comportement bi xale bi war a am donc enseignant wala bi yor a xale bi dafa war a am des comportements bénéfiques à l'enfant j'espère que loolu nga ma laaj. jërëjëf soxna Fatima tontu bi am na solo defe naa ni am na luñ si jàngi donc muy lu am njëriñ waaye nag ma jàkkaarloo rek léegi ak soxna Fatou Laye waa soxna Fatou Laye xale ba jaar na daara dem na sa l'école ba français ba ma tax di wax waaye nag si biir kër gi am na beneen ñetteelu yar boo xam ni mi ngi koy xaar daanaka du si biir kër gi sax muy mbedd ma waajur bi ban taxawaay la war a am ba nga xam ni xale ba la mu jëre woon sa daara ban ne ba mu eggee sa l'école ba mooy gën a dal ba dal ak la mu jëlee sa école ba ban taxawaay la waajur bi war a am ba ñetteelu yar ba sa mbedd ma du ko yàq soxna Fatou Laye yow lay laaj loolu kàddu gaa ngoog. waaw Chérif di la jaajëfalaat bu baax a baax di la ziyaaraat
waaw di wax ni comportement mbedd bi moom mbedd moom da yàq bu jëkk sax mbedd daan na defar parce que kër gi rek daaw la woon yar mbedd bi dala doon yar mooy environnement bi nga daa bi nga dëkkal voisinage bi bu jëkk danga daan xool xale xam ni kii doomu diw la bu defee lu mu warul def nga wàññee ko parent am du wax dara mais léegi dangay gis doomu diw ci mbedd mi muy def lu mu warul def donc boo ko wàññee parent am boo ko dóoree wala nga wàññee ko def ko lu mu mën parent yi mer léegi bu ko defee ñu bàyyi loolu en stand by bàyyi ko noonu léegi yow yar nga jël sa doom di ko xool muy dem ci mbedd bi lépp lu nga xam ne yaa ngi ko jàngaloon ci kër gi rek am na yeneen àndandoo yi nga xamante ni mi ngi ko am ci mbedd mi ñooñu éducation bi nga def ci sa doom yóbbu ko ci école bu baax école ba def ko ci sa doom nga yóbbu ko ci daara ja daara def ko sa doom am na ñoo xam ne am nañ sàggante ga nga xamante ni defuñu loolu dañu bàyyi seen doom rek ñuy taxawaalu donc sa doom bu génnee foofu noonu ci kër gi fa nga ko dëjoon ak ca école ba ak ca daara ja fa nga ko tegoon mu génn daje kooku ci mbedd bi mën naa for copier éducation boobu kooku am donc mu lu jar a sóoraale parents yi dañoo war a vigilant ci xale xool ka muy àndal xool fa muy jaar bu wàccee école bu déjà boo wàccee rek ba sori tuuti école bi rek école seen responsabilité dégagé nañ ko yow nag yaay xool ka muy àndal ka muy waxtaanal fa muy dugg ak la muy wax bu ñëwee nga xam ne changé na nga commencé waat éducation mais déedéet mbedd mi moom bu la defarulee gëwmu mu defar la yàq rek nga ciy jële ci surtout ci jamono ji nga toll nga xamante ni drogue baa ngi feek saay-saay yaa ngi feek lu nekk nga fi violeur yeeg lu ne boo jëlee sa doom moom ba ma ko ca mbedd ma rek mooy yàq nga ko di la jaajëfalaat bu baax di xaaraat beneen question incha allah. waaw Cheikh Alwalid nga baal ma am tuuti rek ci question boobu lu ma ci yokkaat rek muy dafa am parents yi nga xamante ni ñoom am lekkal am naanal solo la yëre sànni na la ci mbedd bi loolu tamit lu jër suuraale xale danga koy teg sa wet boo toogee nga teg sa wet mu toog mais léegi am lekkal am naanal laa gis parents yi di ko def sànni na la ci mbedd bi c'est tout yaakaar ni seen responsabilité dégagé jeex na te du loolu waaw. jërëjëf soxna Fatou Lay njàngat mi am na solo te nag wax dëgg yàlla ku la dégg xam ni li ngay wax lu jara topp la waajur yi war na noo bàyyi xel si loolu ndax nit li mu gën a mën a defal doomam si àdduna mu jëriñ ko ba du ko mas a fàtte mooy yar day lu am solo si doomu aadama bi di lu am solo si nit ki ndax lépp lu nit ki am fépp fu nit ki mën a egg bu fa àndul ak yar ak teggin rek boo moytul dina am lu ko mbas ba tax na yar ak teggin dafa am solo trop si doomu aadama donc waajur yi war nañuy góorgóorlu bu baax a baax si seen njaboot bon ma leen di fàttali rek ni yéen a ngi si Cap Sénégal Natangué la convergence alternative pour la prospérité Sénégal Natangué bi président Abdoulaye Fall jiite nu ànd ak sunu Kër FM de la première radio panafricaine di émettre depuis Los Angeles mbokk yi yéen a ngi fa tey si seen émission société nuy waxtaane tey yar ak njàng ñaar yoo xam ne nag kenn mënu leen a tàqale waaye damay dellu si rek si sëñ Baye Ousmane xale bi daara ji yar waa ndax moom mbedd mi mën na si moom dara yar bi daara def si moom ndax mbedd ma mën na ko yàq sëñ Baye Ousmane loolu yow laa koy laaj kàddu gaa ngoog. waaw Chérif yarub daara moom su xasee bi am moom ci doomu aadama mbedd muy ci dara ndax mbedd li fay yàq seytaane la waaw képp ki nga xam ne yaru daara nag xeex nañ seytaan ci yow waaw kon donc yarub daara moom su xasee ba nekk ci yow à 100% dara lu bon mënu ci yow dara macha allah. jërëjëf soxna Fatima Ndiaye li nga wax am na solo
aha wax dëgg yàlla xam-xam nga wax li nga wax moom kenn mënu si teg dara lu dul noonu la jërëjëf jërëjëf soxna Fatima soxna Fatou Laye gone gi si kër gi jaar na sa daara ja jaar na sa l'école waaye nag mi ngi si biir kër gi est-ce que waajur yi si kër gi am na benn seetlu bu nu def diggante xale bi nga xam ni dafa jaar daara dem sa l'école ba bu ñëwee comportement bi muy am si biir kër gi ak xale bi nga xam ni jaarul daara dem sa école ba rek bu ñëwee moom it comportement bi muy am si biir kër gi bu loolu amee ñaari xale yooyu bu si gën a neex a sàmm ba mu mucc si yaru mbedd mi su ma nee yaru mbedd mi nag du mooy ba nga xam ni loo defar suba ba ngoon jot mu yàq ko si wàllu yar booba ma tax di wax soxna Fatou Laye ñaari question yooyu laa la booleel kàddu gaa ngoog. waa Cheikh Alwali di la jaajëfal rek te di jéggalu bu baax a baax waaw xale bi ci bi de jaar daara ak xale bi jaarul daara seen comportement ci biir kër gi man je ne pense pas que dina mën a yem parce que daara jàngale ma fa nekk jàngale moomu moo gën a riche je trouve que ni nga yóbbu sa doom préscolaire riche na loolu nag lañ la fay jàngal mais daara dañ la fay jàngal yar gañ la fay jàngal comportement bañ lay jàngal sa colin rek ku la xool rek xam ne yow daara nga jaar même boo toogee di lekk rek dinañ xam ne kii daara la jaar yemul ak ka nga xamante ni école la jaar parce que école française mbirum tubaab lañ lay jàngal waaw te ñun comme ñun yàlla dafa baaxoo ni duñu ay tubaab ay yàlla du ñu binde mooy ay nit ñu ñuul ay africain lañ donc yar boobu moo lay intéressé te yar boobu ngay am ca daara ja yarub africain yarub nit ku ñuul moom ngay am ca daara ja bokkul ak ka nga xamante ni école française la jaar donc kooku yarub tubaab lañ koy yar donc du mun a yem daal ndax damay trouver ni xale bee nga xamante ni moo jaar daara moo gën a am dal moo gën a am yar comportement am ba ci colin mooy gën a civilisé daal macha allah mooy gën a jot bokk waa ci première question boobu Cheikh Alwalid ma ñëw ci deuxième question bi waaw di la jaajëfalaat rek Cheikh Alwalid di jaajëfalaat ñi ma bokkal plateau bi di wax ni ñaari xale yooyu je trouve que ni xale bi nekk daara mooy gën a am mucc ci mbedd mi ci tentation yi am ci mbedd mi parce que xale boobu déjà jàngal nañu ko dal yar te jàngalu daara je trouve que ni moo gën a sévère que jàngalum école comme yow école dañ lay tere cravache te daara kenn terew ko donc mooy gën a sévère xale bi ci lay gën a ragalee maître coranique bi lay gën a ragal que ki koy jàngal maître bi koy jàngal école ou maîtresse bi donc kee lay gën a jox cër waaw kooku lu muy wax yépp day dugg ci bopp bi je trouve que ni daal ki nekk daara moo gën a mën a mucc nekk daara ba pare jaar école ñaari kii yooyu nga suivre mooy gën a mun a am intelligence ci mucc ci yenn yi que ki nga xamante ni jaarul daara école la jaar parce que moom déjà dafa toog ba ay 7 ans yooyu mu dem école te keetu jeunesse am bi yépp daana ko jàng na ko daara bi li ci des mu door ko dem école donc je trouve que ni daal ki nekk daara moo gën a am intelligence su mucc ci tentation yi nekk ci mbedd bi. jërëjëf soxna Fatou Laye kàddu yi am na solo jërëjëf ma leen di fàttali rek ni yéen a ngi ci Cap Sénégal Natangué la convergence alternative pour la prospérité Sénégal Natangué di un parti en construction ki ko jiite di président Abdoulaye Fall nu yëngatu ci lépp loo xamee ni dina jëmee réew mi kanam waaye lépp loo xamee ni dina jëmee Afrique kanam di yëngatu ci wàllu càmm gi mbay gi napp gi di yëngatu ci wàllu santé di yëngatu ci wàllu éducation waaye itam nag di yëngatu ci wàllu justice dikk ak neneen dikk ak beneen feem di defee la politique autrement mooy bi ñëpp di gis seen bopp bi nga xam ni bés bu yegg seenu xam ni mi ngi nii donc mu lëkkaloog sunu kër FM di la première rajo panafricaine di émettre depuis Los Angeles mbokk yi ñoo ngi wéy rek ci seen émission société nu leen di xamal nag ni waxtu waa ngi jeex waaye xanaa di leen fàttali rek nag képp koo xam ni
bëgg ngaa jokkook sunu kër FM da ngay daal di dugg rek si Play Store daal di télécharger sa application di am sa rajo noo ko bëggee nu mu la neexee waaye képp koo xam ne aussi soxna nga Cap Sénégal naataange defal 77 533 39 00 77 533 39 00 jokkook Cap Sénégal naataange noo ko bëggee nu mu la neexee mbokk yi nag waxtu waa ngi jeex tàggoo ngi bëgg a jot kon nag du ma def rek lu dul walbatiku si sëñ Baye Ousmane sëñ Baye Ousmane dafa am nag lu ma la bëgg a laaj muy lu doy waar sëñ Baye Ousmane dañu gis ni wax dëgg yàlla yaru démb ba dafa wuteeg yaru tey bi lool ndax ñu nu yaroon démb ba tey boo leen gisee xàmmee leen waaye ñu nu yar tey it nu baal ma jéggal ma waaye daal foo leen gisit ràññee leen may laaj nag ndax ña daan yar démb danoo dàq yar ñuy yar tey wala ñan daan yar démb danoo gënoon a nangub yar ñu nu yar tey sëñ Baye Ousmane laaj boobu yow laa ko jox di la si déglu maag samay auditeur kàddu gaangoog. macha allah Chérif ñu ngi lay gërëm di la sant waa xam nga ñu doon yar démb dañoo bàyyi ci xel ci li yonente bi wax sallallahu alayhi wa sallam mu ni amul lenn lu gën ci waajur li muy jox doomam lu dul njàng yar ak njàng jàngal sa doom yar ko yar sa doom jàngal ko amul lu gën loolu liy waajur jox jaam li muy jox doomam mënu koo jox lu gën lii ñooñu dañ cay bay woon xel ñoom kon donc loolu moo tax yarul léegi wute yarul léegi loo yaree sa doom à l'âge de 3 ans 2 ans nga yóbbu ko jardin toqub alxuraan du dugg ci moom xam naa fi ñu bari ñu dëkk Ndar ak feneen ñi nga xam ne ñoom dañoo wàcc alxuraan ba far soog a dugg école te it seeni waajur seen loxo jotul seen gannaaw teewul tey ñoo réussir nekk fi ay ministre nekk fi ay société ay directeur société nekk fi ay député nekk fi lu ne lu ñuy doxal lu ñuy doxal biir Sénégal loolu yaru bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digle moom nañu def seeni doom ñun nag à l'âge de 3 ans nga yóbbu sa doom jardin baax na waaye liñ ko fay jàngal moom mooy problème ndax am na ñun boo nekkee xale ne ci daar daañ la jàngal wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan kariman xoolal loolu ñu ne sa waajur bu ko seexlu bu ko wax cam bu ko wax uff lu gën a néew li ngay génde sa gën xoolal loolu dañ la koy jàngal ko kenn du ko jàngal école tubaab daar lañ la koy jàngale nga dem ba nga jàpp ni yow gannaaw yàlla sa waajur rek fi ne te yàlla mu ni wa abudullaha wala tushriku bi shay'an wa bil walidayni ihsanan bi aaya ba jeex xoolal yi yar ci alxuraan lañ koy jël ci njàngaleb sayyiduna muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam lañ koy jël kon donc lii ma naa delluwaatu fi gudd na jërëjëf sëñ Baye Ousmane waaye gannaaw waxtu wi xoj nañu du ma def lu dul delloowaat la kàddu gi rek nag nga tàggoo le mot de la fin nga tàggoog sunu mbokki auditeurs yi te xam ni ma koy waxee rek liñ si mën a wax jeexul liñ si war a wax jeexul waaye waxtu weenu xoj sëñ Baye Ousmane lan ngay tàggoo sunu mbokki auditeurs yi. alhamdulilah summa salaatu wasalaam ala rasulillah waa xanaa sant yàlla bu baax a baax sant suñu borom maa ngi jéggulu tey nag bu baax a baax ci émission bi ndax émission bi dafa xat na liñ ci bëggoon wax yëpp mënuñu ko wax waaye maa ngi ñaanal yàlla ñi ma bokkal taabal bi soxna yeeg ñëpp rek soo limee day gudd ak yow mi koy présenté nga xam ni macha allah xel mi rafet na yàlla na ko yàlla yokk xam-xam bi barkeel la bi jaahi rasulillah di wax rek liñ fi wax yàlla na doon njëriñ yàlla na doon am njàngale bu ñuy dégg yàlla na fekk li ñu wax noonu la lépp luñ ci baaxul nag ci ñun la waaw lépp lu fi baaxit ci yàlla la lépp lu fi jub ci yàlla la lépp lu fi baaxul ci ñun la waaye bëggoon nañoo def lu gën lii waaye xëy na noonu la ko yàlla dogale maa ngi jéggul ñëpp di ñaanal ñëpp yal nañu yàlla defal jàmm yal nañu yàlla defal tawfiq ak taysir
bi jaay Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jërë ngeen jëf. jërëjëf sëñ Baye Ousmane yarub daara bu xasee ba tàbbi si gune gi ah ku dul yàlla mënul si moom dara si wàllu yàq yar ba waaw kon nag moom yàlla mën naa def mu mucc si mbedd ma aha yaru mbedd ma yàlla mën naa def mu mucc si sëñ Baye Ousmane mooy ki ko wax ma walbatiku nag si soxna Fatima Ndiaye soxna Fatima dégg nga li sëñ Baye Ousmane wax de si yaru daara waaw mu jóge fa nag dikk damay bëgg a wax sax même si beneen civilisation bon muy l'école bi français ba ma tax di wax ba tey waaw soxna si gune gi nga xam ni yar ba mu jëlee daara indaale ko si l'école bi yar bi si école bi dolleeku na si ndax gune googu mbedd ma mën na dara si yaram yar ba sa moom ndax mbedd ma mën na koo yàq yaru mbedd mu doy waar moom ndax mën na koo yàq muy benn question dama la si booleel beneen rek mooy xanaa xale bi nga xam ne jaaruloon moom daara te ñëw l'école bi yar ko ndax ñoom ñaar bu nu génnee sa mbedd ma dina am lu nu wute soxna Fatima laaj baa ngoog kàddu gaa ngoog. asalaamaaleykum waa Chérif waaw dégg naa question yi xale ba yaru daara ñëw école bi gën a dàbbali xale boobu bu ci yàlla àndee yar ba day gën a forgé wu day gën a dëgër day gën a yaru boo xoolee xale bi jaar daara ñëw dina bëri kersa dina am yu bëri qualité yu bëri yu nekk ci moom ndax déjà confronté wu na mbedd mi ba pare duggante nag mbedd bi ba jël ci ay kiiwam ay avantage am xam na mbedd mi par contre xale ba demul daara ak xale bi dem daara seen yar ndax xam dina am lu wuute parfois wuute bi dina bëri du bëri wuute bi peut-être xale bi jóge daara mooy ëpp kersa am na lu bëri lu muy sóoraale par contre xale ba demul daara dina yaru gaa mais que li avantage bi muy am mooy confronté wu na mbedd mi ba pare dara mënatu ko fëkk ci mbedd mi te këli mbedd mi mën na ko am lu mu dugal ci moom loo xamante ne du doon avantage ci yaram loolu rek mooy différence bi mais sinon parce que école bi tamit balaa ñuy wax instruction éducation dafa dugg ba pare la école day yar muy éducation bi di instruire en même temps di la jàngal àdduna ci biir instruction boobu bien vrai yar di nga ci wax yar ndax li mu lay jàngal lu bëri day dem dafa nekk en rapport ak àdduna les comportements les bonnes manières le respect envers les anciens le respect envers les autorités tout yooyu yëpp xeetu jàngale la boo xamante ni par le biais de l'instruction lañ ko dugal nga xam ne éducation dina dugg xale bi dina ko yar mais dina ko jàngale nañ ci àdduna moo tax seen différence ci côté boobu lenn rek la muy kii li mu confronté wu ak mbedd mi li mu jël ci mbedd mi kii jëlagu ko ci mbedd mi waaw loolu rek mooy différence bi. allahumma amiin jërëjëf sëñ Baye Ousmane xafet na waa soxna Fatima Ndiaye dañu gis ni sunu intellectuel yi démb ñi amoon yaru démb ba koo si gisoon dafa yaru si doxinam waxinam jëflanteem diggante nit ak nit ba ay royukaay lañu woon nu gis ni sunu intellectuel yi tey si wàllu yar lu bari dafay des dañuy xeebaate toog koo si waxal bu waxee rek li ngay wax mooy kii il est arrogant waaw ma lay laaj loolu lan moo ko waral yaru démb boobu ak yaru tey bi lu leen wutale laaj naa la ko soxna Fatima boo paree nag waxtu wi xoj nañu nga tàggatoog sunu mbokki auditeurs yi. waaw Chérif maa ngi jégalu waaye yaru démb ba du woon rek sa papa ak sa yaay ñoo doon yar say voisin dañ doon yar nit ci mbedd mi dañ doon yar
boo nekkaan ci mbedd mi sax def naka su dul noonu balaa ngay yegg sa seen kër dinañ la raisonné waat nga dellu si waat te sa papa du àkki ji sa yaay du àkki ji xale yi dañ doon am éducation de base jox ñëpp cër boole ñëpp ci famille bi ki ci mbedd mi sa dëkkandoo sa nijaay sa maam ñëpp ci yar bi lañ doon bokk ku nekk mën na la yar te dara du ci dikk yar boobu nag di la topp ngay màgg ak moom di moytu di sóoraale waa mbedd mi di sóoraale dëkkandoo yi di sóoraale say doomu nijaay di sóoraale ñëpp mais léegi nag yar bi demeetul noonu parents yi amatul sax jot toog yar seen doom suñu xëyee li ñuy daw daal mooy dugal nañ la ci kër ñoo ngi lay jox ñoo ngi lekk yaa ngi naan soo xëyee yaa ngi jàngi li ci des li jënteetuñ ko de ce fait xale bi di màgg noonu pour moom tout est permis il a ses droits léegi da ngay dem ba xale di revendiquer ses droits devant ses parents loolu nga xamante ne kon àdduna yàqu na xale devoir rek la xamoon xamul woon droit wam mais léegi xale xamatul devoir am droit wam lay wax moo tax intellectuel yi am différence bu démb ba ak bu tey am différence léegi xale amatul vergogne te bu njëkk xale da doon am kersa parce que da doon sóoraale lu bëri léegi xale amatul respect balaa nga koy xam nga dugg ci kaar yi Chérif xale yu ndaw ñooy toog bàyyi ay màgget yu kii te loolu bu njëkk doomu aadama sañu ko woon parce que kersa gaa jeex loolu nag mooy différence bi bu démb ba ak bu tey donc may ñaax parents yi di leen wax ni dellu si waat ci ñoom nañ leen yaree woon ñu yar ko seen doom ndax parent du wéy parent n'est pas éternel dala fi bàyyi kon nag nañu yar sunu njaboot yi nañ leen tegaat ci yoon bi wax leen nii la ak naa la ñu xam seeni devoir balaa ñuy wax seeni droit di tàggu ñëpp di rafetlu invitation bi Chérif di kontaan ci ñi ma booleel plateau tonton Ousmane kontaan naa ci yow di kontaan ci Fatou di bég ci groupe bi yëpp di bég suñu président di kontaan ci rajo bi rajo Sunu Kër FM di ko ñaanal yokkute bañ koy dégg ci dëkk yi yëpp àdduna wërngal këpp ci barke yonent bi kontaan naa bu baax Chérif lépp lu dëng ci man la lépp lu baax lu jub ci sunu borom la di ñaanal ñëpp jàmm jaajëf. jërëjëf soxna Fatima tàggoo bi rafet na soxna Fatou Laye ma di la laaj rek nag yaru démb ba ak yaru tey bi lu leen wutale ba tax fu nu waxee ni nanu delluwaat sa yar ba woon démb man daal loolu jaaxal na ma ndax dama yaakaar ne bu yaru tey bi baaxoon duñu xalaat delluwaat sa yaru démb ba soxna Fatou Laye yow foofu ban jàngat nga si am boo paree nag rek le mot de la fin nga tàggatoog sunu mbokki auditeurs yi ak sunu mbokki auditrices yi ñuy déglu si waxtu wi soxna Fatou Laye kàddu gàngoog. jërëjëfati Chérif question bi ma posé am na solo lool macha allah waaw yaru démb ba dafa fekk ni ñëpp ñoo daan yar papa da daan yar yaay yar bàjjen yar maam yar dëkkandoo yi yar voisinage bi yar école yar ñëpp yar mais bu ko defee yow buñ daan gis sa doom ci mbedd bi daan nañ la ko corriger te yow doo ko yëg ci biir kër gi aussi bu sa doom daan def erreur bàjjen daan na corriger wala tata corriger wala keneen ku fa nekk te yow doo ko yëg école aussi la même chose bu fa sa doom daan defee lu mu warul def maître ba wala maîtresse ba dina corriger te yow doo ci wax dara bu njëkk ba tey bu njëkk encore daara aussi boo fa daan yóbbu sa doom daan na fa toog ñu koy corriger lu nekk dina ko fa daj te ba wàcc alxuraan ñu indi la ko ci jàmm ak salaam te doo wax mais léegi Chérif yaru léegi bu ci biir kër gi boo defee xale bi defee lu mu warul def tata dóor yaay ji tëb lu tax nga di ko dóor histoire am na bàjjen bi daan yar ci biir kër gi sax bu waxee xale bi pour yar ko
papa mu dóor yaay ni pourquoi nga def loolu. Voisinage bi aussi la même chose nga dem école boo tiitalee xale bi sax tàpp ko bu demee ni yaay door nañ ma nga jàpp sa loxo doom indi école xuloo nga. aussi daara ja la même chose boo gisee benn égratignure nga xale bi am ko fa ñëw nga ne lii mu ne sëriñu daara ñu jëm sëriñ daara yóbbu police. donc fan la xale di yaroote xale mënatul yaru. école yi sax da ngay xool xale yi à chaque année dañuy gën a réew parce que man xaw ma parents yi xale yu réew moo leen neex man xaw ma lan la. ñoom ñu nga lay tàccu ngay fecc ñu nga lay jox ngay lekk ñu nga lay solal yére ñu nga lay sañseel loolu pare nañu ci mais defal lii comme bu njëkk ni la daan def boo toogee sax yenn toogaay yi ñun la defaral sa toogaay booy lekk ci ndab bi ñu ne la lekkeel nii bul jël sa loxo def ko ci digg ndab bi léegi ay caaxaan lañ ko def ndax nee nañ xale bi dafa war a lekk ci légumes yi dafa war a mais bu njëkk da nga daan lekk mais mag moo daan jël loxoom teg ko ci digg ndab bi indil la ko ci sa kanam ñuy yëpp ci éducation la bokkoon mais léegi amatul booy lekk ndox xale da ngay gis ni ñuy def ah doy na waar daal Cheikh Aliou da nga indi tey thème bu am solo ba nga xamante ni pour ñu développer ko fii ba suba incha allah du jeex waaw ñu kontaan bu baax a baax nag. waaw di wax alhamdulilahi rabbil alamin comme commencé nañ ko ci bismillahi rahmaani rahim àggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin Chérif Alwalid ñu ngi lay béggee bu baax di kontaan vraiment ci thème yi ngay indi à chaque fois ñu lay déglu muy société te ci biir société bi nag ngay crever li ngay indi mu am solo lool di jàngale mu am solo mu jar a déglu di kontaan tamit ci suñu kër FM di rajo boobu nga xamante ni mi ngi émettre jusqu'à Los Angeles kontaan nañ ci yeex naa egsi parce que liñ ciy dégg ak di ko ci déglu wax dëgg yàlla macha allah rek la ñu mën a wax. di gërëm aussi sama ñi ma bokkaloon plateau bi muy Fatima ak Seydina Ousmane maa ngi leen di gërëm bu baax di wax ne kontaan naa neex ngeen a bokkal plateau. di gërëm tamit suñu fidèle auditeurs yeeg suñu fidèle auditrices yi aussi di kontaan ci ñoom ci chaque fois déglu bi ñuy déglu suñu rajo FM di ñaan rek lépp lu nga xamante ni rek wax nañ ko fi yàlla na suñu njariñ yàlla may ñu dégg ak topp kontaan nañ bu baax a baax Cheikh Alwalid bég nañu daal loolu rek la ñu mën a wax kontaan nañ macha allah di wax ne ba beneen yoon wax dëgg yàlla duñu tàyyi di la gërëm di la sant kontaan nañ di gërëm suñu président Abdoulaye Fall di ñaan yàlla suñu borom lépp lu nga xamante ni rek yaakaar nañu ko ci Sénégal naataange yàlla defal ñu ko ba ñu mën a jël réew mi ba peuple bi yëpp mën a kontaan ci ñun allez kontaan naa bu baax a baax merci. jërëjëf soxna Fatou Laye jërëjëf sëñ Baye Ousmane jërëjëf soxna Fatima Ndiaye nu doon suñu invité tey nu leen di sant di leen gërëm si teewaay bi aussi di leen masawu si jataay bi ndax yombul mbokki auditeurs yi mbokki auditrices yi seen émission société leen di tàggu tey nu leen doon waxtaanal si njàng ak yar ak njàng mu doon thème bu am solo defe naa ni dégg ngeen suñu invité yi fin si jaar di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal jàmm ak jàmm ba beneen yoon incha allah.